ana ñun julliti Sénégal dañoo far fàtte tay sunu gaal ba te ñoo joowa kay àndandoo te jongal faw mu laaj yagandoo. ana ñun julliti Sénégal dañoo far fàtte tay sunu gaal ba te ñoo joowa kay àndandoo te jongal ku jàngal bay yar dunu gën ku boole jàng ak yara gën te soo jànge te yow yar woo li ngay am rot ku yaru jariñoo. Ça va? Ça va bien. Madame, ça va? Très bien. Donc, je vous ai convoqué aujourd'hui, comme c'est un début d'année, pour qu'on puisse parler du comportement, de ce qu'on attend au niveau de l'éducation pour les enfants ici, au sein de Beit Atfal. Donc, il y a plusieurs points, 4 points exactement. Le premier point, la liberté d'expression. La liberté d'expression. Chaque enfant a un avis ici. Il a le droit d'exprimer. Il se peut qu'un professeur se trompe, ça arrive. Si l'enfant rectifie, c'est une bonne chose, donc on l'accepte. Aussi, on respecte l'enfant dans son intégrité. On ne frappe pas les enfants. Fermement, on ne frappe pas les enfants. Ah bon? Oui. Même pas pour mon besoin? Un petit peu? Même pas un petit peu. On ne frappe pas du tout les enfants. On est avec des enfants qui ont entre 5 et 10 ans. Ils commencent leur éducation. Il faut leur apprendre à échanger, à discuter, à parler. Et non pas à s'exprimer, voilà, on a une difficulté, on le tape, non. On discute avec lui. Comme on est concerné par cette tranche d'âge, on peut se permettre de beaucoup discuter. Une autre tranche d'âge, je n'appliquerai pas les mêmes règles. Mais actuellement, pour des enfants en bas âge, on discute, on échange, on leur fait comprendre les choses. Ça va leur permettre aussi, à eux, de mieux s'exprimer. Et de ne pas répéter ce qu'on leur montre. Parce qu'un enfant qu'on tape, a fortiori, il tapera. Donc, liberté d'expression, le fait de ne pas frapper les enfants. Oui. Surtout, gardez en tête que vous êtes en train de former la société de demain. Vous formez la société de demain. Les enfants que vous avez, votre empreinte va rester sur eux jusqu'à ce qu'ils grandissent. Donc, si vous avez une belle empreinte, nous allons former une magnifique société de demain. Une société responsable, une société autonome qui fera changer le Sénégal. Mais s'il s'avère que votre empreinte est trop négative, malheureusement, la société de demain sera probablement la même que celle d'hier. Donc, je vous demande de vraiment réfléchir à ça, de faire attention. Et ça passe notamment par les parents. On ne dit pas à un enfant c'est un nulard. Non. Personnellement, en tant que directrice, je pense que les professeurs peuvent être de très moyenne qualité, mais je ne pense pas qu'un enfant est un nulard. Donc, on ne lui dit pas qu'il est un nulard, on ne lui dit pas qu'il ne peut pas. On ne le sanctionne ni par les coups, ni par des coups moraux. Dire certaines choses que l'enfant ne devrait pas entendre. Donc, je compte sur vous. C'est une petite réunion. J'espère que vous allez garder bien ces 4 points en tête. Inch'Allah, pour commencer. Maintenant, on prie Allah de nous faciliter cette année, de nous faciliter la réussite de cette année, qu'on n'ait que de superbes éléments qui grandissent au sein de cette école, et pourquoi pas qui viennent quitter le Sénégal demain. Absolument. Comme machallah ci point yi nga xam ne indi nga ko ñu war koo taxawee ci école bi comme lu mel ni liberté d'expression bi nga xam ne wax ko ci taxaw xale yi nga xam ne am nañ liberté pour mën a wax seen bëgg-bëgg ak bu ñu gisee dara ci classe bi loo xam ne jàpp nañ ni wuti naa nañ xamoon wala yu demee ni ki noonu ñun am nañ droit wax ak oustaz bi ak discuter ak oustaz bi ci demee ni ki noonu loolu am solo la ñaari tamit mooy wàllu dóor bi nga wax comme xëy na am na ñoo xam ne dañuy dóor mais fii ñun ci école Beit Atfal maanaam amul dóor ndaxte xale mën nga ko defal sans dóor mën nga koo yar ci ak façon yariñ ba nga koy yariñ te doo ko dóor doo ko def dara li ci topp mooy tamit maanaam xale yi ëllëg ñoom ñu doon mustaqbal umma ñaan ashabab mustaqbal umma ëllëg ñoom la réew mi soxla ñu war a taxawaat réew mi léegi nag ki nga xam ne ëllëg moom lay réew mi yaakaar pour mu war a taxaw wala mu war a defal li nga xam ne moo yàqu woon kooku am na yariñ boo xam ne moom la ñu war a jaar ak moom te it war nañu koo taxaw bu baax a baax ci ay côté yu bëri bu mujj bi nga xam ne moom nga mujj wax mooy xale yi kenn du ko tiim di ko gëdd mbaa nga tiim ko ci mbooloo ay moroom nekk fa
xëy wax ju ñaaw di nga ko xamoo dara ak di mel ne da ngaa ñaax jëm kon day dem ba ci yàgg confiance ba nga amoon da koy day tax gëm-gëm ba nga amoon day wàññeeku day manqué. ko defee nag xale bu nekk nañ koy yeree rek mën ngaa bañ a dóor mën ngaa bañ a gëdd te it xale bi li nga bëgg dina ci tegu kon daal macha allah ay points yu am solo la te d'accord nañ ci ak yow incha allah am nañu ne taxawee ko noonu easy na. Je suis totalement d'accord. Il n'y aura aucun inconvénient. C'est bon, je suis d'accord. D'accord, super. Donc par rapport aux tenues, un petit point, j'avais exigé que les enfants viennent avec les tenues dès le premier jour. Ça va être compliqué. Donc on leur donne 2 semaines. Si les enfants ne viennent pas en tenue, on leur pardonne. Mais au bout de 2 semaines, vous les envoyez à la direction que je puisse parler avec eux. Okay, merci beaucoup. Merci. Allez, du courage. Merci. dina joxe lépp lu ma am dina def lépp lu ma man ngir dimbali dëgg baytul atfal te wax ji waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. macha allah tey daa mel ni dama fee gis ay élèves yu bees yoo xam ne dañu bind ma leen woon wala bind ma seen kanam yàlla tudd Akourat Diatta fan nga yem ci alquran nashrah tey macha allah yow loo tudd Aminata foo yem ci alquran ma anzalna macha allah yow xam nga sori yow loo tudd Aïcha fan nga yem ci alquran Fatir yow xam nga sori macha allah yow Aminata la yaa fan nga yem ci alquran moo xam ne alquran xaafira macha allah yow loo tudd Ali Diatta fan nga yem ci alquran yaa ayyuhal muddaththir jamil yow loo tudd Mohamed Diatta fan nga yem ci alquran moo xam ne alquran macha allah kon ñooy ko gisee kon tey suñuy journée dañ koy def mu aju ci alquranu karim comme que ñi nga xamee ni ñoo fi daal ñenn ñi sori nañ ci alquran ñenn ñi sax jot nañoo mokkal alquran kon tey dañuy wax ci ngëneelu alquranu karim kon tey suñu moo boo dee ci fadlul qurani aw fadlu qiraatil quran am ngëneel bi nga xamee ni alquran am na ko wala ngëneel bi nga xamee ni jàng alquran am na ko alquran nag ngëneel nag buñ fi doon wax buñ fi jógee mën nañ cee wax ay darsi sa lu jeex xëy na yàlla def na xaw nañoo tawat mais alquran ku ci wax doy sa feebar ndax ni mu neexee ak bi nga xamee ni moom la ci yàlla def kon ki jàng alquranu karim suñu borom da koy teral fii ci kaw suuf ëllëg fi yawmal qiyaama suñu borom dina ko teral lan ngeen xam ci loo xamee ni ku jàng alquran moo koy taxawee fii ci kaw suuf Ali jàng alquran mooy julli si jàkk mooy jullee néew mooy takk sëy gis nga macha allah mooy jullee mooy miraas mooy tudd doom waaw saas ku jàng alquran te jëfeewu ko jox ko gëddam dana mën a bokk si ñi maanaam ki nga xamee ni day jàng alquran jox ko gëddam jox ko wàccuwaayam faalewul alquran te jëfeewu ko kooku li ñuy wax ci ngëneelu alquran wala li ñuy waaj a wax ci ngëneel yi kooku dara du ko ci am ngëneel yi ñuy waaj a wax ci ngëneelu alquran ki nga xamee ni fonk ko jox ko cër kooku ngëneel du ci am dara kon ngëneel yi nga xamee ni moom laay waaj a wax ci alquranu karim cheikh ñi nga wax wala ki nga wax ci am dara ki fonk alquran jox ko gëddal jox ko wàccuwaayam kooku mën nga am ngëneelu alquran te kooku alquran ëllëg boo ko toroxalul du ko teral alquran am nañu ngëneel waaye am na ci muy teral ngëneelu alquran bokk na ci mooy ëllëg yawmal qiyaama ki nga xamee ni moo jàngoon alquran mokkal ko bu duggee àjjana dañ naan ko jàngal nga yéeg fi mu yemoon ci alquran foofu ngay yem muy jàng di yéeg di jàng di yéeg ka nga xamee ni dafa mokkal alquran nag kooku ci ñi gën a sori lay bokk kon loolu gën na ci ngëneelu alquran ña daan jàng alquran di ko sellal ëllëg bu ñu ñëwee yawmal qiyaama suñu borom solal leen ay yére wurus yére or ñu leen teral ba nit ñi yaakaar ne ñooñu ay malaaka lañ kon alquran daanaka mooy lépp boo ko defee nga ne ko alquran nit ki bu ci jàngee benn xaraf xaraf boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na dañ ko koy fulal mu doon fukki tiyaaba
ñu koy ful muy doon ñaar fukk ñu koy ful ba soog suñu borom subhanahu wa taala kon alquran bari nañ gënee Oustaz ma jàngee alquran te xaw ma lu muy firi est-ce que dinaa am tiyaaba tayib alquran boo ko jàngee yow yéen ci lu baax ñu ci am tiyaaba bari waa na ñoo xamee ni ñoo ngi jàng alquran mais xamuñ ñu muy tekki xamuñ ñu muy firi mais teewul ñoo ci am tiyaaba ndax jàng dañuy jàng ak sellal dañ cay sell ak bëgg lu baax dañ cay bëgg lu baax ak jubluwaay bi loolu dina tax suñu borom bindal leen ci tiyaaba parce que innamal a'maalu binniyaat. Oustaz dama lay laaj ndax alquran dina rambu nit ki yawmal qiyaama. ok nit ki nga xam ne dafa fonkoon alquran daan jàng alquran daan jox seen alquran daan settantal alquran kooku ëllëg yawmal qiyaama alquran day ñëw ci kanam suñu borom subhanahu wa taala daal koy rambu ci ndigalu suñu borom subhanahu wa taala loolu am na xadis bu ñu ci jàngoon comment ñu koy fàttali bismillah Aminata. macha allah te saa sam benn iqra'ul quran fa innahu ya'ti yawmal qiyaamati shafi'an li ashaabihi dinañ jàng alquran di góorgóorlu ci alquran parce que ëllëg yawmal qiyaama alquran dina ñëw ci kanamu suñu borom ci ndigalu suñu borom mu ràmm ña nga xam ne ñoo ko daan jàng daan ko settantal sànq waxoon nañ fi ni alquran dafa am ngëneel bokk na ci ngëneelam mooy day faj day faj li nga xamante ni mooy ñaari fi ñu ci daan def mu raxasal ko te loolu am na ab aaya bu ci jàngoon comme moom ciy fàttali asma وننزل من القرآن ما هو شفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسرا. kon noonu la alquran suñu borom da ko wàcce ci kaw suuf waaye alquran bëri nga leen bëri mbir yu nekk bëri yu baax bëri yoo xamee ni suñu borom moo ko ci def kon kan lañuy jox ci mu jàngal ni alquran ko aca son amita أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ما شاء الله jàng set na jàng bi neex na ma sha Allah jàng na ay aaya yu am solo ci alquraanul karim te ñaareel mooy ba muy jàng yi ñëpp ngeen toog déglu ko coowoo leen defal leen mbir yi loolu sax ci fonk alquran ak jox cër alquran ci la bokk wa ida quri'a alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun kon yàlla suñu borom saa nii la ko bëggee te nii la ko santaane kon incha allah loolu mooy suñu première dars ci ngëneelu alquranul karim bu ñu ñëwaatee xool ko yéegee incha allah barakallahu fikum kon maa ngi bind dars bi après ngeen bind ko tey عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى تجوغل فوم لا تغنى